Maodo salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Sociologue di saytu un événement boo ko mën comparer mu dem ba yàlla def ci mu xaw a dal daf mel ni rek nga taalaat ci mën lu ma comprendre parce que nit ki mënul nekk dossier bi nekk comme ni koy wax pendant à la justice ki nga xam ne accusé nañ ko nu ne ko bu mu ci waxati def ko contrôle judiciaire ñi nga xam ne ñooy témoin à décharger nu ne leen buñ ci wax ñu organiser benn sortie ba nga xam ne day gën a yokk daal fitna ci réew mi day yee fitna ba nga xam ne jotuloon fay surtout que aussi nga xool ne am na ay kilifa diine yi maa ngi vraiment rafetlu déclaration xalifa général des mourides ak yeneen chef religieux yëpp ak ñëpp ñu ci dox pour jàmm ñëwaat ci réew mi mais jàmm bu ànd ak justice. maanaam kàddu yu ñu yëkkati démb sax ci wàllu yoon. est-ce que amul luñ ci mën a def taxaw seetlu est-ce que violé wuñ li ñuy wax secret de l'instruction maanaam enquête am na fu muy toll ci bu ko juge yoree ñu bañ a génnee la nekk ci enquête bi est-ce que li ñu def démb moom Adji Sarr ak avocat am mënees na ko méngaleeg loo xam ni dañoo siiwal lu nekk ci biir enquête bi. loolu foofu laa naroon ñëw. may ma rek ma daane ci lu may daane rek mooy ñooñu suñ demee ba wax am na yenn xam ne soo ko waxee ñàkk teggin la wax nga xam ne suñu société su nekkee situation bu grave bi am na yenn wax xam ne day taalaat te comme ni nga wax moom laa doon wax tantôt waruñu yëkkati di violer secret instruction bi man yaakaar naa ne war nañ jël ay mesures teg yoon mu daan ki nga xam ne dafa violer secret na la tudd de l'instruction parce que il faut aussi ñu def ay réformes yooyu de toutes les façons war nañu def réforme ba nga xam ne dañu renforcer ba nit ñi am perception que justice bi ñëpp la fi nekk. mais ginnaaw sociologue nga itam est-ce que xale bu jigéen bi soxlawul woon yëkkati kàddoom ginnaaw bi coow li tàmbalee léegi ñu bëri ñu dal ci kawam. di wax ni dañoo ne ci ginnaawam di ko buux pour mu taqal Sonko est-ce que ci xelam ak tolluwaayam soxlawul woon itam yëkkati kàddu bu fekkee da nga koy jàngat sous l'angle sociologique. non c'est-à-dire am xam nga wax ak waxtoom waxtu ba nga xam ne waroon na wax waxtu boobu dafa jàll c'est-à-dire comme ni nga wax ni su demee parce que aussi justice dañ koy respecter. justice ay procédure la soo gisee un titre nga may ma soo gisee Sénégal yi jóg aussi am na benn façon ba nga xam ne nu ñu gisee justice bi comme ni ñu koy waxee kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey parce que mënoo jël cas bu mel noonu ki nga xam ne dañ ko tuumaal war a bénéficier lu ñuy wax présomption d'innocence nga jël ko mel nii terroriste nga def na la tudd blocus këram yóbbu fa force de sécurité ñu attaqué bon kon beneen image bi comme ni ngay wax ni ci sociologie représentation dafa am doole soo xoolu représentation geste yi day indi représentation ñu gis ne que moom ki nga xam ne moo tuumaal état bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk di bénéficier ay mesures yi nga xam ne da ngay waaru ci ñaar yi donc déjà rek xelu nit ñi am na far bu ci nekk donc pour nga ñëw ci question ñëpp war a am droit exprimer wu mais da nga war a exprimer mu ba mu ñëwee te réew dañu toll fenn fi nga xam ne su réew mi naree diig
am na yenn wax sax dañ ko war a nu ñu koy waxee ormal wax yi ba nga xam ne du yàq cohésion nationale parce que am na ay dossiers yi nga xam ne même justice su naree yàq cohésion nationale dañ ci war kii na la tudd demee ndànk surtout que événement bi wane na xam nga événement yi mu ngi wax lu bari mais événement yi soo gisee mu ñëw c'est que ba ñu jàppee ku ñuy wax na la tudd Ousmane Sonko moo tax di nga lecture soo nekkee kilifa soo defee diagnostic bu faux yaakaar ne nit ñi dañ génn parce que dañ xiif mbaa nit ñi dañ génn amul liggéey da ngay juum kilifa da ngay def am nga moyens yi nga xam ne nga def diagnostic ba nga xam ne dafa taxaw diagnostic bi lu mu génne mooy fu mu commencé jàpp nañu Ousmane Sonko avant ñu koy jàpp peuple bi wane na déjà ci àndu ci loolu lu am solo la parce que loolu soo ko jàppul doo dem fenn ensuite ñu wone bañ ko wooyee damay. mais ndaw si tamit boobu léegi kenn dégg ko woon benn version rek lañ doon dégg lu ci bëri Ousmane Sonko moo doon wax ak yooyu est-ce que moom tamit amul sañ-sañu wax et puis wax boobu tamit est-ce que du nekk loo xamante ne xëy na mën na koo libérer charge bu mu yenn woon ci bopp bi boobu léegi charge psychologique bi nekkoon ci moom dañ. xam nga Sénégal lu xew le 3 mars 2021 dafa indi li nga xam ne lu ñuy wax changement discours politique changement même média nu ñuy traité mouvement du 3 mars dafa indi li nga xam ne dafa war a changer c'est pas yow accusé nga nit ba ñu dem ba nga xam ne nit ki summi nañu na la tudd immunité parlementaire am yóbbu nañ ko def ko lu ñuy kii comment dirais-je garde à vue garde à vue def ko lu ñuy wax contrôle judiciaire donc ça veut dire que procédure bi dem na am na la nga xam ne wax xëjatu ci même su dul procédure dëkk bi am na ñu dee ay xale ay jeunes yu dee mouvement bi musu fi am même 68 meluloon noonu même mouvement ni ñu koy waxee 23 juin meluloon noonu Sénégal yëpp yëngu peut-être sauf yenn une partie de la région du nord sinon Sénégal yëpp yëngu toutes les régions diaspora bi yëngu demander libération ça veut dire que Sénégal yi gëmuñu loolu donc yow da ngay def ndànk parce que nooy mënaat ci benn dossier topp benn yenn principe yi su demee ba nar a tas réew mi il faut aussi nga xool da ngay def kenn tere ko wax ba mu jotee waroon na wax mais comme ni ñu wax comme léegi tere mais pourquoi ñu ne monsieur Ousmane Sonko waratul wax publiquement. mais est-ce que am na droit wax wala amul droit wax. non loolu tam mooy laaj bi. non am na droit wax kenn tey seen ñëpp am droit à l'expression mais dama ne wax ci contexte am contexte bu ñu nekk bi parce que mënuñu def comme si rien ne s'était passé réew mi dem na ba nga xam ne nekkoon nañ ci situation ba nga xam ne dafa am déchirure politique déchirure sociale bu musul am fii ci Sénégal donc kaddu boo mën a yëkkati da ngay def très attention. déchirure sociale attention ah. déchirure politique et sociale lu may wax lii lu leer la parce que ñi c'est-à-dire ñu yaakaar ne xale yi liggéey déglul bu baax slogan yi mouvement bi ba mu commencé ba léegi da ngay déglu analyser nit ñi lu ñu doon revendiquer mouvement bi mu ngi départ libérer Sonko ensuite mu def benn mouvement social culturel bu kenn mësul gis Free Sénégal ensuite mu dem ba nga xam ne ñu indi ci na lu tudd démission dégage et cetera amul kenn ki nga xam ne peut-être minorité la bu wax affaire liggéey. léegi démb ci kàddoom Adji Sarr lancé na défi Ousmane Sonko ne bu fekkee ne mosu ñëw seq dara na jël kaamil jàpp set waat ko xam nañ waat li muy représenté pour jullit yow en tant que sociologue ban jàngat ngay def ci loolu mu wax. mais loolu gis nga ay nañu waat ak yooyu gis nga man lenn laa gëm ñu dem ci justice. lenn laa gëm normalement war nañu am moyen bi nga xam ne justice bi ñu def ko ba nga xam ne effectivement ñu xam man nekkuma ci ay damay waat du ma waat vraiment dugguma parce que dans la sociologie soo defee recours à des arguments religieux loolu tekkiwul yaa nekk ci dëgg loolu tekkiwul yaa nekk dëgg su dee par exemple da ngay jël hypothèse
suñu ne hypothèse complot la yow ñi nga xam ne jàpp nañu complot la dafa am doole c'est-à-dire jar na ki nga xam ne moom la ñu jiital ne mu accusé jaral na ko mu wax lu nekk c'est-à-dire argument damay waat bis bu nekk Sénégal nga dégg nit nax la nit wax lu dul dëgg wax ci barke mun naa ko waat ci yàlla mun na même da ngay dem ci. mais waat ci alxuraan c'est différent waat nii muy waat ci alxuraan teg kaamil waat ko wutee na quand même. non xam nga man nag du ma nekkuma spécialiste religieux ah registre religieux. non mais attends s'il vous plaît. yow sociologue nga. waaw. booy jàngat askan. waaw ak melokaanam. waaw lépp lu nekk ci askan wa. waaw da nga ko war a boole ci say njàngat. te réew mi réewu diine. waaw muy bii di beneen. waaw. am déet. waaw xam nga par exemple mun naa la jox exemple ki ñuy tuumaal Ousmane Sonko am na fenn fu mu expliquer fu mu waate pratiquement c'est-à-dire man ci waat bi mais wax ko dëgg new ma le registre religieux man maa la njëkk a wax ne kilifa diine suñu waxee seen parole. loolooy paradoxe bi nag yow da nga rafetlu lu kilifa di diine yi indi jàmm ci réew mi. après nga ni bu affaire yoon bu ñu ci dugal ay waat après nga ni du ma spécialiste diine bon finalement xaw nga ñoo jaxase sax ci say kàddu quoi dafa am ay woroo. non amul waroo c'est-à-dire gis nga analyse aussi da ngay prioriser c'est-à-dire am na angle analyse da nga koy prioriser man nee naa la waat ne damay waat damay waat ci téere mun na doon téere diine yooyu man ci ça dépend ki nga xam ne waat na loolu joxu la absolu moo tax ma wax la du point de vue sociologique. parce que li ñu jàpp mooy. nit surtout jullit du waat si nen bu demee ba waat rek lu ko jaral la. est-ce que symbolique boobu noonu du ne xëy na moo tax ci lay jouer. mais nan ngay natte nit jullit la ou du jullit. c'est-à-dire yow présomption ngay def. présomption nit julli su waxee lii mun na am présomption que na la tudd lu fort la ci moom mais gis nga religion mun na doon benn culture mais fekk sa gëm-gëm yeggul foofu. donc pour man moo tax ma ne bon kay c'est pas la peine ñuy def justice ñuy la yow bon nañ indi rek su amee dara yow soo reyee nit ba sàcc nga ne la waatal ci téere su ñu demee ba am institution bu tudd justice dafa am yoon justice bi est-ce que soo demee sooy kii dañ lay wax ne waatal fii président de la république suy prêter serment du prêter serment ci alxuraan du prêter serment ci livre. pourtant dëkk bi dëkk religieux la. république laïque la nekk Sénégal. moo tax ma ne la république laïque la ñu wax. soo gisee république laïque. am na ay réew yu am doole yu am démocratie bu président yi di waat bu ñu leen falee ci seen téere yu ñu. jokk ci la ñuy waat. mais d'accord naa yow man gis nañu ba exemple bëgguma dugg exemple yenn yi États-Unis il faut ma dugg ci ki nga xam ne moo fi jógee waat na mais ba mu falo lu mu indi lii méngoo nag lu mu waat. ci Bible bi moo tax ma ne la discours religieux waat religieux signifie pas du nekk rek garantie que nit ki yoonu dëgg la. mais Mao yow sa xam-xam. kenn du ko natable ci réew mi ñëpp xam nañ ko. waaye sa njàngat li dafa xaw a jéng. parce que nee nga Adji Sarr wala woon yëkkati kàddu wax weesu na dal jàmm ñëw na ci réew mi wax te wax lu tax Ousmane Sonko moom it ginnaaw jàmm am na mu téye tànkam bis bu yàlla sàkk mu am nemmeeku di defi déclaration. di attaqué nguur gi naan deuxième vague bi moo gën a nar a tar lu tax ci sa analyse ci sa xam-xam loolu itam waxoo ko. non dama ne xam nga wax ji yëpp lu ko indi mooy biais bu ñu dès le départ. non je dis déclaration Adji Sarr ak activité déclaration Ousmane Sonko yi mi def fan yi di songaat nguur gi maa ngi ñëw Ousmane Sonko personnalité politique la jusqu'à présent néewuñu na la tudd droit am politique c'est suspendu. non c'est pas le débat. waaw kaddu yi muy yëkkati di da nga ni jàmm la ñu woote. ñëpp dañoo war a tënku ci loolu. waaye moom bu defee déclaration mi ngi attaqué nguur gi. loolu lu tax boole ko ci sa njàngat. mais kooku noo ko gisee loolu noo ko gisee débat démocratique la. débat démocratique c'est pas parce que. Adji Sarr bu yëkkatee kàddu di leeral tuumaam loolu bokkul ci démocratie. mais néewuma dégguloo wax ci dès le départ
néewuma warul yëkkati na la tudd kàddoom mais fu mu ko yëkkatee waxtu bu mu ko yëkkatee yow ci sa bopp sax wax nga ne viol na la tudd ni nga koy waxee secret instruction donc su affaire bi nekkee parce que soit nga d'accord ne république lañ nekk république ay institution ñoo ko yore institution bi am na benn institution bu tudd justice nee nañ la su amee benn affaire qui est pendante au niveau de la justice war nañu ba nga xam ne waratoo wax yenn yi bañ nañ ko ba nga xam ne ku ñu accusé ki dañ ne ko noonu tudd contrôle judiciaire waratoo prononcé wu ci affaire bi mais kenn newu ko waratoo exprimer wu politiquement. mais sànq tamit da nga ne pour atmosphère climat socio-politique nga xam te ne jàmm am na kilifa diine jug nañ ci wax sànq yaa wax ne ñëpp dañoo waroon tënku ci loolu kenn waratul de wax ay wax yoo xam day yee fitna. mais du loolu moo am lu Ousmane Sonko doxale. non man wute na nga ak kàddu yooyu. non man jàpp ma loolu man jàpp naa ne ci kàddu Ousmane Sonko. bañ ko mettre na la tudd jour boobu ñu mettre ko en sous contrôle judiciaire te dëkk bi yëpp mobilisé ba mu génnee wax ju responsable la dégg nga man lu ma jàpp ensuite yaakaar naa ne aussi mais sérieusement nga ni kàddu yi mu yëkkati yu responsable la. oui non c'est-à-dire ba mu ne nañu arrêté allusion yi mu doon def ak yooyu yëpp non mais loolu ci politique la c'est-à-dire ci politique parce que nit ki aussi da ngay jàpp ne débat politique bi waruñu ko gome. non mais nag maa sa jàngat yi jaaxal na ma. waaw non mais bu mu la jaaxal. dafa xaw a am péete tuuti daal. non du question péete c'est-à-dire que question bi nga xam ne dañ ko teg parce que situation bu ñu nekk bi situation bu garaaw la yaakaar naa nit ñi mesuré wuñu degré situation man ci lu ma jàpp ci analyse des discours politiques yu ma jàpp nee na il n'est pas question. na la tudd de expression boobu délogé du palais nee na d'accordul ci am ñi nga xam ne profité jox na ba joxe exemple situation du Mali dégg nga ba mu ne mun na am situation bi ñeneen profité ci gis nañ ko dans le cadre affaire révolution na la tudd kii printemps arabe yi yooyu yëpp fu ñu mujj yooyu yëpp wax na ko deuxièmement ba ñu ne dañuy continuer manifestation yi bañ leen ñaane sëriñ bi ba mu leen ñaane dañu na la tudd dañu bàyyi manifestation yooyu yëpp man pour man ci sens consolider situation de stabilité bi à mon avis. mais ku dem ba naan deuxième vague bu amee mooy gën a graaw de première vague bi loolu est-ce que wax la surtout que première vague bi ay nit dee nañ ceeg yooyu taxaw ne deuxième vague bu ñëwee mooy gën a doy waar pour nguur gi loolu waxu la. non c'est-à-dire gis nga même man sax man mi lay wax tey suñu trouvéwul ay solution yi nga xam ne mooy solution politique ci par rapport à la crise muy par exemple solution sociale tontu ci laaju njóogu bi laaj naa la ko sànq tontu woo njóogu laajaat na la ko tontu woo li Sonko naan bu deuxième vague ñëwee mooy gën a tar gën a métti non foofu laa wax tontu ci loolu directement non dama ne la kooku ci discours politique la c'est-à-dire que aussi dafa am benn contentieux ba nga xam ne ba léegi réglé wul parce que événement yi mouvement bi lu ko jógaloon d'accord sa jàngat bi bu Sonko wax rek yow baal nga ko ne politique la non dama ne du question baal naa ko man du question ma baale dama ne damay analyser dama ne dans le champ politique am na discours luy xambu taal loolu dans le champ politique am na a xam ne discours yi nga xam ne mun nañ ko admettre dans le temps kii politique ba léegi kenn tere ko wax politique ba léegi leader parti la donc bokk na ci benn coalition il faut moom mais akal mi woote jàmm ci jëf la ak ci kaddu ku ne war ngaa xool kaddu yu nga yëkkati tamit luy dalal réew mi. waaw mais man xam nga lan laa jàpp. topp ndigal yi. non xam nga lan laa jàpp man jàpp naa ne ci une grande partie de son discours bokk na ci li nga xam ne moo alimenté en partie stabilité bi. jërëjëf Mamadou Wane Mawo sociologue.